ñu war a aar ñoom ñoo ñu war a taxaw waaye lépp loo gis nag am na ñu si yiw ndax damay seetaan seen commissaire daa man na ñaari at mu jël aaya alquran bi wax ne bi yàlla di wax ne yawma yaqumu ruux wal malaikatu saffan laa yatakallamuuna ila man adina lahu rahman wa qaala sawaaba kon moom wax na leen yoon ci kanamu élément am yëpp ñëpp gis nga message bi ñëpp ñu véhiculé ko ci internet bi yëpp nit ñi di ko gis ba léegi mu ni leen na ngeen bàyyi xel yawma yaqumu ruux bis bi nga xam ne borom ruux yi dina wax ak yéen muy yàlla ndax yàlla moom ruux wal malaikatu saffan malaaka yëpp wër leen ndax bu yowmal qiyaamee nit ñi ñooy nekk ci digg bi jinne yi wër ñi malaaka yi ñoo wër ñi ndax malaaka yee ñu ëpp jinne yee ñu ëpp fukki yoon wallaahi wal malaikatu saffan mu ne laa yatakallamuuna ilaa man azina lahu rahman kenn du mën a wax ku du ki yàlla jox kàddu ne ko waxal te sooy wax wa qaala sawaaba wax bu jub ngay wax amul débordé mais ki leen jiite moo taxaw wax loolu am na moo tax ma ne la am na ñu ci yiw am na ñoo xam ne dërëm gis nga boo ñëwee am loo bëri boo def si tali bi di leen jox xaalis am nga problème man mos naa jëm Dakar ñu jëm benn kaamil bu ñu doon fa wàcc ñu ñëw chauffeur bi may yóbbu ndekete am na loo xam ne manqué na ci moom mu ne ma oustaz al ma 1000 francs ma ne ko loo koy doy mu ne dama koy buuxal waaj ma ne ko man yoruma 1000 francs de ma ne ko fekkee buuxale nañu gaare fii mu ne ma diire al ma rek al ma benn booy bu nekk ci ginnaaw jox ko 1000 francs gis nga bi ma ko joxee police bi da ko rentré ne ko man ngay corrompre mais lu tax ñeneen ñi duñu def loolu kenn ku ne bul nangu ñu corrompre la corrompre baaxul yàlla ne kon mooy ñi nga xam ne tey yow yaa ngi fayee ko ñaari salaire kon ñoom ñaari salaire la ñuy fayee ko ñenn ci ñoom salaire ci tali bi salaire ci état bi mais gis nga ku ci retraité ba nga koy xam man fii Tiwaawoon gii du ma tudd tur waaye Tiwaawoon gii am na ku ma fi xamoon ku ko daan def dañ daan dem këram di yelwaan mu koy def tey soo ko rombi dañ koy yërëm ñun ñi daan dem këram di yelwaan laa wax de di yelwaanee këram suñu ko rombee dañu koy yërëm ndax dërëm ba nga xam ne dugalu na ko ci lu lewul dërëm bu lewul soo ko dugalee ci lu lew da koy yàq mooy matt bu wow nga jël almet dem ci foo xam ne ñax la nga taal ko moo tax képp ku bëgg sa alal képp ku bëgg sa liggéey di baax sa wér-gi-yaramu njaboot di baax ndax mbir mi yemul foofu sa njaboot seen wér-gi-yaram si la nekk dërëm bu leew bi nga leen di jox mooy leen di wéral wallaahi sa soxna bi ëmb dërëm bu leew bi nga koy jox mooy tax doo ëmbam di baax sa soxna yi dërëm bu leew bi nga leen di jox ñuy lekk moo tax seen yaram di wér bari na koy gis mu am lu ne te ay njabootam dañuy wér ndax la muy dundee moo lewul dundalu lewul ëpp na xalaat ci li nga xamante ni moom moo di àdduna bu ko defee ñu bàyyi xel li nga xamante ni moom moo di wax boobu ba tey ñu nekk ci li nga xamante ni moom moo di problème mu transport bi indi na ay jafe-jafe yu baree bari ci feebar bi indi na jafe-jafe yu baree bari ci li nga xamante ni moom moo di adduna bi waaye rawatina parce que li ñuy waxit dañ cee am ay preuve yoo xamante ni yu tangible la léegi man bu may xëy si fii laay jaar ci digg tali bi jaar Carrefour da ngay gis nii coxeur bu taxaw ay nit ñuy wàcc ñu naan leen kaay leen oto baa nga ne wala kërëb nangam mu jaral leen fay Thiès 2000 wala 3000 wala Jakarta ni la 5000 nga fay ko rien que pour mu jaarale la ci àll bi wala mbooy gi borom Jakarta yu bëree bëri duma nañ leen duma yu metti ci yoon wi nangu seeni kii 88 628 40 30 ñu jël ko ci ligne bi mbokk mi salaamaaleykum. ay salaam. ñu ngi lay ziar sang bi tur bi ak fay wootee. ça va bien Pape Sow Niang. alhamdulilah bisimilah Pape. naka affaire yi. sant yàlla bu baax a baax. waaw bon damay nuyu Cheikh nuyu population bi yëpp. donc di wax juste que il faut que ñu def un peu attention par rapport aussi ak li ñuy wax. surtout par rapport aux forces de l'ordre. xam nga instant bi ils sont en train de faire un travail remarquable. li ñuy daj instant bi je suis sûr que nit ñu bëri xamuñu ko. xam nga foo dem dina am yoo xamante ni ay problèmes déposé par exemple je donne l'exemple des Jakarta ñu ngi leen di dal di ci mais foog ñu def attention aussi ci lu ñuy wax parce que ñoom it ay borom njaboot lañ te ñu ngi def liggéey bu
bu am solo te je sais que nit ñi duñ comprendre des fois dañuy dal rek mais foog ñu def attention aussi est-ce que comprendre li may wax. ensuite par rapport ak li nga xam ni moo xew mooy maladie ñun ak ñoom Cheikh ñi keroog on a eu à distribuer des masques ñoom ñoo jëngu ut ay masques ñu koy séddale. Imaginez-vous ay jeunes de reyante pour distribuer ay masques. am na boobu ñii nga xam ni ñoo war a distribuer masques yi réellement am na ñoo xam ni seen wàll la mais boo demee ba ay nit sentir ne danger am na bay distribuer ay masques boobu am na ñoo xam ni ñoom la waroon na gën a war donc il faut aussi que ñu xam ni Tivaouane bu dee dafa am ay autorités il faut que ñoom tamit ñu jël seen responsabilité bu ñu waree agir ñu agir rapidement parce que loolu la affaire yi instant bii fii affaire yi toll il faut que les gens agissent très rapidement waruñu xaar beneen affaire mooy comme ni ñu koy waxee gis nga instant bi kenn warul maye dara ku mer yaa xam kenn warul maye dara gis nga ku jéem a génn wala kuy jéem a dugg si te amoo autorisation dañu war a dal sa kaw ba nga xamante ni bu beneenee doo ko def c'est ça la réalité ku mer après gaawul quoi voilà loolu lay demee voilà loolu laa bëggoon lu may sànni Cheikh maa ngi lay ziar Zomané maa ngi ziar bu baax a baax donc ñu ngi leen di encourager aussi si liggéey bi merci encore voilà merci bien merci encore merci jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax contribution bi amati na solo parce que gis nga lépp lu nit di def rek da nga ko war a xool ci sa bopp parce que yow mi koy def mën nga lor sa njaboot 88 628 40 30 ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah allo salaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi lay ziar sang bi salaamaaleykum waaleykum salaam yaa ngi ci biir ñu ngi lay dégg bu baax j'espère que yéen a ngi may dégg ñu ngi lay dégg bu baax amoo retour je peux passer le message bismillah waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu émission bi di wax ni gis nga jeune Tivaouane ba affaire yi commencé ba léegi ñoom ñëpp kenn ku ci ne da nga am sa taxawaay dama gis même Tivaouane dañuy gis xale yi am 4 ans ñu ngi takk seen i masque di ko lijjantil seen bopp nga gis ay jeunes yoo xamante ni ñu ngi defaral ay seen i butéel génn seen i moyen bopp même sunu zawiya bi nga xamante ni moom moo représenté tous les zawiya du Tivaouane du Sénégal symboliser lépp ñu tëj ko jël tous les sur responsabilité yëpp mais li des mooy les autorités yi ñoo jëlul seen responsabilité dañ démissionné ci dëkk bi bi ci des man xawma monsieur le maire comme en tout cas lui il est irresponsable kooku rëcc na ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax amul woon retour am na solo dama bëgg ci cadre masque yi bu temps bi desee fukki minutes ñu ñëw ci rek incha allah mais dama bëgg ñu baax wax bu baax parce que gis nga tànk oto yaa ngi dem ak a ñëw feebar bi di dem ak a ñëw ñu tëj jàkk yeeg ñu ubbi koog tànk teewul nit ñi gis nga ñi ni boo génnoon Tivaouane léegi dugg du mën a génn Tivaouane boo demoo jéggi Carrefour bi léegi roq trésor wala gannaaw kër xaali wala gannaaw gendarmerie HLM fii léegi nga gis ñoo xamante ni fa la ñuy jaaral ni ñenn ñin ñi du leen dugal oto mais ñooñu fa la leen jëm ak lu ñuy doxi yow boo dee wëri loolu liggéey tey ñii doon dem ay commerçant dem ba tey mënatoo dem yaa ngi ñu téye ci lalu hôpital xamoo kañ nga fay jóg kon nag loolu la santé avant tout te la santé alentour aussi loolu nag moo ëpp solo 88 628 40 30 ñu jël kooku Cheikh def ci benn kii allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah imaam maa ngi leen di ziar ndax na ko zalik kooku damay wax njëkk ci Sora Mané loolu mu wax ne képp ku ne na nga jàpp ne yow da ngaa tawat wér na ba tax da nga mën a faju jeex na faj bi nag mooy ku nekk da nga bàyyi xel sa bopp ne su fekkee ne damaa yor waruwaay ñu war maa fay lu bari ma yóbbu ko kee fa muy dem est-ce que man bu ma tawatee loolee bu ma fay du ma ko fajoo nañu bàyyi xel ci suñu bopp ba pare dooga bàyyi xel ci suñu kaaraange ñun ñoo war a njëkk a aar suñu bopp mais buñ ne policier bi deful liggéeyam te ñun defuñu suñu liggéey day métti dëgg la bu policier bi taxawee fii ñu wiiri jaar ci mbedd suuf ma nan la policier bi di gisee ngeen baal maak jërëjëf lu am solo la wax parce que ñoom ñiy jaar ci yeneen mbedd yàdd yi biñ leen boolee policiers yi ñu ngi fay taxaw mais am na ñoo xamante ni am na ku woote démb dawalkat la ni ñun ci tali bi lañu jaar ne dañoo joxe nangam ñu bàyyi ñu voilà loolu nag moo tax ñuy wax kii Mara
am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko dellu si waat allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Chérif Abdel Aziz. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. ñu ngi lay delloo ziar. di rafetlu waxtaan bi. am na solo. ndax dañu du mobilisation générale. donc fi ñu toll nii donc ñëpp a war a alerte. je pense que ni yéen a ngi ci seen rôle ndax yéen a ngi sensibiliser bu baax. population yi. li tax ma woote nag mooy que ni man maa ngi suivre en direct waxtaan bi. mais dafa am précision bu ma bëgg a def. moom mooy surtout par rapport aux forces de l'ordre. parce que effectivement bu ñu indexé yenn mauvais comportement yi c'est que pour que nit ñi xam ni am na ñu nga xam ni defuñu liggéey bi ci ni mu waree mais ça ne veut pas dire que ni ñëpp noonu lañ koy defee. parce que ci comme ni ko waa jooju waxee ki coupé léegi. mais am na ci ñu bëri ñu nga xam ne effectivement mais mobilisé na woon depuis le début. di def liggéey bu mucc ayib. donc te xam nañ ni Sénégal aussi bokk na ci réew yi gën a néew doole ci àdduna. donc équipement yi ak moyens yi taxu koo demee noonu. yàlla xam na ni man dama leen doon romb ci tali bi mais sama yaram dafay daw parce que damay xam ni mais ñii ku leen gis xam ni sonn nañ. ndax duñu leen relever à temps énergie bi ñuy dépenser ci tali bi. donc loolu yëpp reconnaître nañ ko. mais nag parallèlement bu ñu gisee des comportements yu nga xam ne dafay ñëw bëgg a réduire à néant effort yooyu nga xam ni mais ay officiers yu digne ñu ngi koy def mais ñun aussi suñu rôle en tant que tamit gardien de la presse aussi moom mooy ñu wane ko wax ko te lu nga xam ne la aussi mais ay acteurs du transport ñoom ñoo ko wax. donc bi ñuy def interview boobu mais c'est des chauffeurs yu nga xam ne ñu ngi fii à Tivaouane ñoom ñoo indexé les forces de l'ordre certains des forces de l'ordre yu nga xam ne mais dañu am seeni oto muy daw donc loolu aussi ñu ngi interpeller les autorités administratives de Tivaouane mais ñu mener des enquêtes xool ce qu'il en est réellement. parce que li nga xam ne moo jaaduwul sax moom mooy carrefouru Tivaouane muy am instant yi nit ñi di fa dajaloo wala ay oto day dugg oto fii wa génn fële ma li ma jàpp moom mooy bu ñu defee interdiction bi mais oto sax waruñu ko fa gis wala buñ fa gisee oto aussi moom mooy les voitures yi nga xam ne dañuy daw biir Tivaouane te dañuy respecter aussi mesures yi nga xam ne jël nañ ko. beneen point bi aussi moom mooy le port des masques boobu foofu tamit bëgg naa ci wax tuuti parce que masques yi nit ñi ñu ngi koy sol. c'est bien mais da ngay gis te colin bi aussi tamit am na ay remarques yu ñu ci war a def parce que masque yi buñ koy sol c'est pour que mu protéger suñu bakkan ak suñu gémmiñ mais da ngay gis masque yu nga xam ne par exemple gémmiñ kese lay protéger bakkan bi day nekk à l'air libre vent bi di dugg fu ko neex lay jaar donc loolu war nañ ko xoolaat ci masque yi et ensuite aussi nga takk masque aussi chaque minute nga jël sa loxo nga teg ko ci sa masque loolu tamit war nañ ko xoolaat parce que médecins yi nee nañu mais masque bi bu virus bi di ñëw bu amee fu muy takk ci kaw masque bi foofu lay takk kon boo ko xësee ba takk waratoo jël sa loxo nga koy teg ci kaw masque bi. encore une fois di leen féliciter di nuyu bu baax sama xarit Cheikh Tidiane Gaye pour pertinente intervention yi mu def et aussi tamit ñoom seen mobilisation ci xeex bi parce que tamit ñoom ñi ngi wane ni mobilisation citoyenne am na Tivaouane fi mu toll nii mooy maanaam il n'est plus permis à Tivaouane ku nekk di def lu la neex ndax dafa am ay citoyens yu nga xam ni ils sont alertes et vigilants ñi ngi xool ku nekk li nga war a def nga def ko ci ni mu war a defee parce que ñun amuñu aussi tamit benn ennemi wala benn adversaire au niveau de Tivaouane tout ce qui nous intéresse moom mooy li dem dans le sens des intérêts de la population de Tivaouane. donc képp kuy œuvrer ci sens boobu mais tu n'as rien à craindre parce que dinañ retrouver wu autour de l'essentiel mais képp ku nga xam ne nag da ngay def lu nga xam ni dëppoowul ak intérêt yooyu mais di nga xam ni mais tamit aussi ñun on n'a pas le choix lu ñu gis mu nga xam ne jaaduwul mais on sera obligé aussi de wax ko nit ñi xam ni mbir yi nii la demee kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di jégaluwaat di leen encourager aussi ci liggéey bi di nuyu Oustaz Babacar bu baax jërëjëf Mara
jërëjëf Chérif Abdoul Aziz Touré ñun ñoo lay jaajëfal bu baax a baax Cheikh wax na lu am solo il faut nit ñi xam ni dëgg la ci département de Tivaouane fii la ñuy waxee am na ñu ñuy déglu partout dans le monde ci yeneen li nga xamante ni moom mooy kii 88 628 40 30 allo salaamaaleykum. man maa dellu si waat maa génnoon léegi. bisimilah. waaw di rafetlu kooku li mu wax. maa ngi koy rafetlu bu baax mais damaa wax ne. du ma généraliser. dëgg ma la wax ñëpp. dëgg la ndax bërëb boo dem rek am na ku baax am na ku. dëgg la mais yow mi yor oto bi di ko dawal. ma xam ne oto bii di woo ko moom ba tax ma am sañ-sañu dawal ko. xanaa xalaatuma sama bopp. sa bopp wallaahi. damaa war a xalaat sama bopp njëkk. man mi war a yor oto bi di ko dawal. wallaahi. man foofu laay waxee te waxuma ne ñëpp ñu ngi liggéey. mais foo dem am na kuy liggéey am na ku liggéey. mais ñun nañu njëkk ci suñu bopp njëkk. defaral suñu bopp. voilà man keroog bi président njëkkee génn wax. dama ne lii ba mu koy wax waroon nañu cee fekk ñun. wallaahi waruñoo gën a bëgg suñu bakkan yi war a taxawee noonu. lépp lu ñuy tere ñu di ko ba. luñ ñu defloo ñu di ko def. ngir feebar bii mën fee jóge. ndax bu aaree kenn ci ñun ñëpp la aar bu woppee kenn ci ñun ñëpp la wopp. te fi mu toll nii teel a tëdd bi rek wopp la. wallaahi. te ku ci ne xam nga ko. dëgg la de jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal li ñuy wax yëpp mi ngi mel ni dañoo gën a bëgg suñu bakkan yi ñun ñu lànk di ci dem ba tey ñi ci jot a dem ñu baree bari heure boo gisee ku dëgër bopp ñun la cas communautaire rek ku fëkk yoon wi dem la wàññee ko indiwaat li nga xamante ni moo du jàngoro gi bu nu waxee wax naa ko léegi ci département bi la ñuy wax mais xam nga ki jóge Touba romb nañu monté foofu romb ñu monté Bambey romb ñu monté Touba moo tax indexé wul directement wàccuwaat mais tamit ñi koy defit ci dëkk bi faaw ñu wax niwuñu diw mais li waa ji wax léegi rek foo dem di nga fa fekk ñuy defar fekk fa ñuy yàq mais instant bi kenn warul yàq Cheikh ñëpp dañoo war a defar. bien sûr et puis comme ni nga ko waxee rek Mara ñun mënuñu wax en dehors de Tivaouane la ñu nekk. instant bi dañ naan ku nekk am nga loolu doy sëkk ñun am na lu ñu doy sëkk. je crois que li ñuy fi wax lépp ça concerne Tivaouane mais aussi bu ñu perdre de vue les interventions qui ont succédé qui en retard moo tax muy train bi ñëw en retard moo tax muy wax. mais bu train yi di ñëw rek normalement kenn du ci wax. c'est pour vous dire que ni. bu ñu fekkee ñuy wax ci homme de loi homme de tenue et tout ça ñii tax ñuy wax xam na ñuy tax ñuy wax parce que tamit kenn mënul weddi que ni am na taxawaay bu am solo boo xamante ni depuis que ñu décrété le couvre-feu ñoom ñoo koy def boo tëddee sa kër à partir de 20 heures nga dugg sa kër xaw ma looy def xaw ma da ngay tëdd xaw ma da ngay nelaw non ñoom boo demee ci mbedd bi ñoom nga fay fekk donc ils sont chargés de mission boo xamante ni par exemple ñun ñëpp lañ fi nekkal léegi ci des mooy y a des trucs yoo xamante ni ñun ak suñu ay autorité administrative locale administrative au niveau autorité sanitaire et tout ça ñun ñoo am problème boobu ak ñoom maintenant ce dont on appelle fi ñuy wooy la population là mooy qu'il soit alerte qu'il soit soucieux des problèmes auxquels nous sommes confrontés ñun mënuñu comprendre que ni par exemple tey bu ñu demee ba au niveau des autres maires yi par exemple damay joxe exemple du maire Barthélémy Diaz bu ñu demee bay par exemple di jël ay mesures par rapport au combat contre le Covid-19 muy jël par exemple ay mouvements citoyens yu mel ni aar la ñu bokk yu mel ni ñoo lànk di leen dugal ci instance de décision yi nga xamante ni mettre nañ ko sur place pour xeex maladie bi mais pourquoi ñun au niveau de Tivaouane bu ñu amee par exemple ces mouvements là représentatifs au niveau de Tivaouane parce que mënuñu ni par exemple Alioune Badara Mboup mi ngi Alioune Badara ku ci mel Alioune Badara damay jox exemple am mi ngi au niveau de Tivaouane di am ay responsabilités au niveau de ces mouvements là yi may lim mënul nekk Tivaouane lu mel ni am te duñ ko ci dégg ci instance de décision yi nga xamante ni am nañ ko au niveau local pourquoi pas au niveau des mairies mënuñu woo ces mouvements citoyens là mouvements citoyens yoo xamante ni comme ni ko Abdou Aziz waxee léegi ils se sont débrouillés ils se cotisent di def lu ñu mën ak lu ñu mënul par rapport ak don de masque par rapport ak don en nature par rapport ak ay defar seen ay dispositif de lavage des mains di ko tas ci biir dëkk bi ay nit lañ ñoo xamante ni ay citoyen kese lañu amuñu benn ndoom bay tànk kenn fayu leen ñoom ñoo jël seen xaalis di ci def mais loolu bu fekkee am nga citoyen yu mel noonu mais boo demee bay par exemple taxawal
ay force Covid-19 comme on l'appelle au niveau local mais c'est tout à fait normal qu'à ce que nga woo leen ñëpp bokk ci xeex bi ndax kenn imaginé wul woon ku mel ni Sonko ak ñeneen daje woon ci biir palais bi ak Macky Sall lu mel noonu ngay wax mi ngi noonu lu waroon mën a nekk la ndax day yokk doole ji département de Tivaouane defar ko mën naa yomb bu fekkee les autorités là ont la volonté de bien faire maintenant nag bu fekkee ñoom dañu am yeneen lu nekk seen xel ñun nag booba loolu xamuñ ci dara mais en tout cas pour defar rek bu fekkee defar rek moo leen tax a jóg y a toutes les conditions qui peuvent être réunies au niveau local pour ñu def combat bi de manière solidaire. xëy na loolu moo tax yenn jàppale gi ñoom ñu war a jàppale xaw a yéex tuuti ndax bu kenn ku ne bëggee beru ci sa ruq indi ci say moyens bopp mën naa am mu difficile mais bu ñëpp booloo woon ñu boole li nga xamante ni mooy doole yi tamit dina tax lépp gaaw a gën a jëm kanam li ñu des ci waxtu bëriwul Chérif dafa am benn point moom laa te dama bëggoon ñu wax ci tuuti balaa ñuy jeexal mooy wàllu masque yi ni nu koy solee waaye tamit ni nu koy jaayee oustaz ndax ku ne ngay gis muy jaay. waaw xam nga Sénégal moom bu benn mbir jógee gisoo bi feebar bi da ko commencé rek ñi ngi wane Pikine ñoo xam ne dañ doon defar sel ndekete sel bi ñu defar baaxul léegi ñun fu ñu jëm ndekete sel bi ñu defar ñoom 88 628 40 30 allo salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay dégg. waaw maa ngi leen di ziar de. nahnu kazalik bismillah. allo. bismillah ñu ngi lay dégg bu baax a baax mën nga wax directement rek. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam ñu ngi lay dégg bu baax a baax. waaw man dégguma leen de. waaw amoo retour mais waxal rek ñu ngi lay dégg. waaw man xam nga nag waxtaan boobu du neex daal man boo leen amoon retour si lay gën a neex. waaw yow yaay ut rajo kon nga teg ko sa wet parce que pour nga am retour. dañoo am benn affaire boo xamante ni yéen a ngi wax naan. mais am na ay communautés yoo xamante ni ak ay hommes de loi ay autorités yoo xamante ni ñoo ngi jël ay nit di leen yóbbu ñi fayeeku loolu ngeen war a wax. affaire bi ngeen wax am na solo mais am na lu ko ëpp solo ñoo xamante ni mënuñu leen dara. te boo leen dénoncé ñu tëj leen ci kaso bi. noonu ci boppam lan war a dénoncé. ñu toog seen i dëkk ndaxte arrêté bi laalu leen te am na droit pour toog. man nag li ma bëgg a wax xam naa ne du neex. mais loolu laa la bëgg a wax ngeen pour ngeen def ci débat am na leneen lu mu war a débat ngeen invité ñu war a invité ndaxte rajo bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. waaw doomu Tiwaawan nag mais loolu ci dox. dafa mel ni dagg na te ñi ngi doon wax ci li nga xamante ni sax moom la wax ndax boobu ba léegi def nañ 2 heures de temps boo xamante ni lu ci ëpp li ñuy wax mooy ñi nga xamante ni ay homme de tenue leen di yóbbu ay nit insisté nañ ci insisté waat ji bu fekkee daf nu yéex a dab ñi nga ciy wax te nag comme mi ngi wax ni ñu invité ñu war a invité boo xamee fu Dabakh FM nekk fii ci foo ñu jàkkaarloo groupe scolaire Abdoulaye Sy Dabakh mën ngaa ñëw ba fii ñun amuñu dara lu ñuy ragal lépp lu ñuy def rek pour jëlee xeex bi pour jëlee li nga xamante ni moom moo di feebar bi ci réew mi la boo amee preuve yu tangible moo xam yow lan yëpp yóbbu la wala sa morom lan yëpp yóbbu ko ñëwal fii nga wax nu ni mu demee incha allahu rabbi ñu ubbi la suñu micro 88 628 40 30 allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sang bi. xaali xumma kat Cheikh Matiane Chérif. bismillah xaali. Babacar Diop oustaz maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi ziar baax Papa xaali. di kontaan ci débat bi am na solo émission bi rafet na. kàddu yi tamit dëggu na. te loolu la ñuy xaar ci yéen. kuy wax ci rajo jàpp ni macha allah adduna mi ngi lay déglu. kon looy wax rek na la wóor te na nga ko teg fu wóor te na nga ci ànd ak yàlla. loo ànd looy wax wala loo jëf ànd ceeg yàlla bu ci am jeexi jaaxaa. di kontaan bu baax mais mbir mi. problème mu homme de tenue. mooy problème mu Sénégal. homme de loi. du def lu dul li ko loi sant. mais dañ koo néewle. sol tenue. taxul a nekk homme de loi. sol bolok. wala. grand mbubb jéewul a nekk homme de loi. ndax ci kaw ni ñu ko mën a teqee talee ci war làkk tubaab. homme mooy nit. loi mooy yoon. sol tenue taxul nga appliqué ko. problème mu homme de tenue la ñu am. état engagement bi yëpp moom la. lu ñu fi naqar suñu réew bii moom la lu ñu fi neex moom la. ndax moo njaboote ak njabootam. dafa am ñaari pouvoir yoo xamante ne bii maanaam mooy doxal pays. seen ak seen yelleef. benn bi mooy bu état bi ñu amee. bu état amee ko. bu ci des mooy pouvoir religieuse. te
pouvoir religieux bi moo ëpp doole bu état bi. dañoo àndul. dañoo bokkul. dañoo toogandoowul. yëkkateendoo genn kàddu. mën nga fee wàññi juróom-ñaari ba juróom-ñetti këri diine. ba ci jàngu bi. boole naa ko ci. juróom-ñetti yooyu. bu ñu bokkoon kàddu ci kattanu yàlla lu ñu bëgg loolu moo ëpp doole pouvoiru état. ñooñu anañu. lan lañ leen di xaar. bi ci des. lu ñu fiy wax ni problème la rek. buy tax affaire bi di gën di law ba yegg fu ñu ko foogul woon. homme de tenue yi la. man maa la ko wax. man délégué syndicat laa. nekk responsable. nekk coordinateur corridor Dakar Rosso Nouakchott. depuis 84 ba léegi maa ngi dem Mauritanie. 98 ba nag ni maa ngi ci problème coordinateur. lu ñuy gis duñ mën ñu ko wax lépp. inde bi fépp lay suusee. pas département Tivaouane mais comme rajo bi mooy suñu rajo te fii lañ mën a waxee y a des autorités représentants par l' état c'est le préfet. avec ñi nga xam ñoom la seqal gouvernement ñu nekkal fi état bi xam nañ leen. bu ñu defee li ñu war de waxtaan ak askan wi nga xamante dañoo bokk réew mi. te ñoom mission lañu yor ku matal dem ku jeexal retraité. ñu bàyyi xel ni civil la ñuy njëkk ci la ñuy jeex. ñu bàyyi xel civil ñu ànd ñoom liggéey Sénégal waxuma la ak Tivaouane. ñi ngi leen di jaajëfal. lu duuf ci nag bi xajandoowul ci asalaamaaleykum wa rahmatullah Babacar jërëjëf jërëjëf maaleykum salaam wa rahmatullah oustaz nag xam naa ne moom ñaari minute moo ñu desee jëlal benn bi Cheikh jël benn bi rek waaw xam nga liñ doon wax sànq rek muy xëy na suñu mbokk moom mu wootee daf ñu dabul waaye ñun émission bi li ñu ko def yi ñun amuñ ko ñu parparloo ndax joxuñu ñu lekk joxuñu ñu naan déedéet man tey su ma amadoon suñ doon wax waaw Babacar koy faral Tivaouane dama naan Ken Diop lay faral ñu ne ma lu tax ma ne la moo may jox may lekk te moom sax du ma ko faral bu defee lu du yoon sax du ma ko faral sànq dalu ma fi ci kaw commerçant yi waaye commerçant ba jub taxul ñuy wax ki jubadee tax ñuy wax ñoom boo war jëkkataa it ku ci jub moomoo ko ku ci jubul yaa ko moom ñii gensa ko moom ñuy tux yàmbaa ko moom homme de tenue yi ku ci jub ku ci jub lan laa wax ba indi seen général bi muy def kiyam bi non dañuy may 5 minutes seen yokk ko yow seen kii bi bi muy def seen kii bi taxaw ak ñoom indiwuñ fi ay alquran teg journal bi de kon ña nga xam ne ñoom ñoo ca baax ñoom la doon waxal ñi nga xam ne ñoom ñoo ci dëng seen affaire la kon nit ki jubal soo jubee noppalu gis nga toog ci garab gu féex taxul nga féex jub mooy tax nga féex yal nañu yàlla defal jàmm defal ñu sutura wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu Cheikh message bu mujj bi ak population bi lan lay doon. di jaajëfal gars yi fi toog ñëpp rek di fàttali rek geste barrière yi bu ñu koy fàttali nañuy wàññi génn bi bu ñu génnee nañu yemale cër yi te bu ñu ñibbisee nañu raxasu bu ñuy génn aussi nañu nañu takk masque yi nañu xool nu ñu koy takkee bu ñu koy mëlañee suñu loxo nañ koy takk ba génn bu ñu wàññee ko jël ko def fu mu war a nekk donc geste barrière la ñuy fàttali di fàttali rek on est là on est pour la population pour Tivaouane en tout entier. jërëjëf Oustaz Babacar Diop jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Gaye ñi ngi leen di jaajëfal yéen ñu doon déglu di jaajëfal ñëpp participer ñëpp am na solo waaye di wax ni rek ni ki mujjee dugg ni mu ko waxee nanu bàyyiwaat xel suñu bopp suñu homme de tenue yi waaye yéen ñi nga xamante ni nen wal nan clandestin bu kenn daw kenn parce que feebar bi du feebaru gàcce feebar buy wàlle la kenn ku ci nekk boo sañoon doo ko am waaye am na ñoo xam ni peut-être bu nu wéree sax dinañ am problème mu jàkkaarloog nit ñi wala ñenn ñi di leen mbalak te la Njaga Mbay waxoon daw ko wéré di boo koy def ba mu xam ko bu wéree rek nga am li nga xamante ni moo di gàcce nanu bàyyiwaat suñu bopp xel ñiy jaay masque yi kii natt tekki jotuma tegaat foofu bu amee virus bi keneen ku ko jënd mu wàll la ñu bàyyiwaat suñu bopp xel jël suñu disposition ngal la yéen ñi ñu teg ci li nga xamante ni yéen a nekk ci yoon wi wala ngeen yor seeni otoy bopp bu leen ci yàpp ku ngeen xamul bu ngeen amoo mission bu ngeen di dox yéen am na doxi leen ko te yàpp benn wala ñaar comme ni ñu ko waxee bu ngeen ci nekk ndoowee yéen ñëppit noonu yéen ñi nga xamante ni yéen ay docteur di ay médecin ñi ngi leen di féliciter ci seen liggéey waaye ñi nga xamante ni ñooy jalgate yi di defaral nit ñi yenn ordonnance yu tegul fenn wax dëgg yàlla suñu borom bu leen lor askan wi yal na yàlla jële fi li nga xamante ni moom moo di feebaru mbas mi ci àddina ak li ko wër di rawatina suñu réew mi di Sénégal rawatina suñu dëkk bi di Tivaouane Mara Cheikh Mbaye la woon ci kaddu gi àndoon ak Oustaz Babacar Diop Cheikh Ahmed Tidiane Gaye Cheikh Ahmed Tidiane Sy ci li nga xamante ni moo di technique bi Pam Ndongo nekkoon ci caméra bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jéggalu ñëpp di leen jox rendez-vous incha allah ndax dinañ ñëwaat waxtaan ci weeru koor bi bu soobee yàlla ak yeneen plateau yu ba sax ci kàttanu yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu